benn waxtu jot na mbokk yi jërë ngeen jëf rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média ñu jukkil leen xibaar yi. Barthélémy Ngom. li ci gën a fës atep fukk ak juróom-ñeenti ndaw yu dëkk Ballu dogal ga wàcc na ni ki tey ji ci suba fukk ak juróom ci ñoom at lañu leen daan waaye ñeenti weer ya rek la ñuy tëdd ñeenti ci ñoom wala boog ñeenti ya des ba nañu leen. Ardo Ñing moom bàyyeegul ba tey gendarmerie donte gendarmerie ci boppam nee na daal bundu xataaluñu ko ci bu ñu ko tegee loxo moom activiste bi nee na li mu daj ci garde à vue am mënu ko nettali ba tey yaram waa ngay métti. taw bi démb ci guddi ak jéyo yi mu def bari na ca Cambérène faat na fa nit mur moo daanu ci kawam ca cité douane ga ca Géejawaay moom kër yaa nga fees del teg ci yoon amatu fa askan wane liggéeyub li leen ko yóbbee moo di chantier yi BRT gañu fa sumb. xibaar bi ci réew Georges Déthié Diop nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy daañu dem ba ca Mali foofee Ibrahima Boubacar Keïta dañ ko yóbbu l'hôpital démb ca Bamako ci ab clinique privée ñu ne nag malaise moo ko dab njaboot gi di naan contrôle de routine la te dana delluwaat kër ga tey ci ngoon. tey ci suba ca Paris la ñu door layoob jëm ci attentat yi amoon ci atub 2015 ñu jubaloon ko ci Charlie Hebdo fukki nit ak ñeent yi nga xamante ne ñoom la ñuy topp fukk ak benn ya ñoo nekk ca kanamu audience ba ca cour d'assises spéciale. yaatal gi ci kanam ci biir xibaar yi Georges Déthié Diop tàggat yaram daañ ci dalal Cheikh Tidiane Diagne noo def. maa ngi sant yàlla Barthélémy Ngom wàllu tàggat yaram la ñu fas yéene waxtaanee di football ak phase préliminaire lii di compétition africaine yi Sénégal nag ñaari équipe kay daal di teewal ci phase préliminaire yi di Jaraaf bu Dakar ak ñi nga xam te ñoo di waa Tëngéej FC. Jaraaf bu Dakar nag ñoom fi mu toll nii ña ngay nasi pexe ngir fexe daal nañu waajalee mbir mi donte jamono gi nag saison bi daanaka dafa daal di taxaw juróom-benn weer ngi nii ci mbirum Lionel Messi tamit dañ ko daal di waxtaanee jamono ji ñuy wax ak yéen waajuram doon itam agent waajuram bu góor fi mu toll nii ma nga foofu la ci FC Barcelone tey ji ci ngoon dana seq waxtaan ak président FC Barcelone di Bartomeu bu loolu weesoo nag xëy na gindee ko dana daal di am waaye lu ci mënti am rek jàppale ne Khalilou Fadiga moom itam yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci mbir mi jàppale ne daal Messi la mu def moom d'accord ci benn yoon dana joxe ay argument dana leer ci kanam Cheikh Tidiane Diagne Coronews xibaar mi ñeel mbas mi ci àdduna si daan ci ànd ak Binta Diallo conférence ni ñu koy defee bés bu àllarba gu nekk daan ci ànd ak Papa Ngagne Ndiaye li ci yéeni kaay ak Hadj Assane Gueye gis-gis ak RFM tey ak sunuy gan daañu waxtaanee année académique bi feebar bi di mbas mi nag tax ba mu jaxasoo. Barthélémy Ngom. Abdoulaye Diop moo fare ci machine bi àtte fukk ak juróom-ñeenti ndaw yu dëkk ca Ballu mu nga nekk ca Tamba dogal ga nag wàcc na ni ki tey ji ci suba moom la ñu leen di toppee mu dip dal gi ñu daloon ci kaw ab poste gendarmerie ba gaañ fa ñaari gendarme àtte ba nag nii la tëddee fukk ak juróom yi ci ñoom at la ñu leen tëj waaye ñeenti weer ya rek la ñuy tëdd kaso ñeenti ya des bàyyi nañu leen Moussa Oumar Gueye. la ñu defoon mise en délibéré tribunal de grande instance bu Tambacounda xëy taal di joxe li nga xam ni moom mooy verdict bi fukk ak juróom ci waxambaane yi nga xam ni ñoo bokk ci baalu ñoom nag dañ leen denc luy toll ci ñetti weer ñeent ci ñoom nga xam ni ñu nga bokkoon ci ñoom itam bàyyi nañ leen ñu moom seen bopp ci fukk ak juróom yi bokk na ci ñaari étudiant yi nga xam ne dañu waroon yeggale seeni njàng lu ñu mën a jàpp mooy fukk ak juróom-ñeenti waxambaane yooyu nga xam ni dañ leen tuumaloon dañu jàppante woon ak ay sandarme loolu mi ngi amoon ci juróom-ñeenti fan ci weeru août bi ñu génn ci fukki fan ak ñeent ci weeru août bi ñu génn ñu placé leen sous mandat de dépôt daal di leen àtte ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août bi ñu génn li nga xam ne procureur bi laajoon naka ñu tëj leen benn at boo xam ne ñetti weer yi dañ koy tëdd loolu mooy li nga xam ni moom la àttekat yi mujj jàpp daal muy verdict bi nga xam ni jot na am ci fàttali nag ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni waajur daal di woon nañu amal délégation ñëw ba Tambacounda daal di jéggalu si askan wi jéggalu si njiitalal diwaan bi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk lépp lu jëm ci wàllu àtte jéggalu waale ñi nga xam ne ñoom ñooy sandarme yi xeexoo yooyu nga xam ne doxoon na diggante waxambaane yi ak sandarme yi mi ngi amoon ci benn jongante match football bi ñu waroon amal ci baalu ñu tere woon leen ka loolu lépp daal di mujj ci li nga xam ni moom mooy jàppante yi Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. des ci wàllum yoon dem ca tribunal régional bu Fatick nga xamante ne daanaka ba justice yëkkatee mot d'ordre am ba léegi ma ngay fees dell ak nit ku ci nekk ak la la fa andi askan wa nag ñoom ne sonn nañu lool ci grève bi nga xamante ne SYTJUST syndicat bi jaboote liggéeykat yu yëngu ci wàllum yoon ñu ngi ko doon amal fan yi yëpp. ñu ànd ak Aminata Goudiaby. J'étais venue chercher un casier mais. Asta Walu Babou moom nag bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci grève syndicat des travailleurs de la justice bi moom nag ab étudiante la ci université Cheikh Anta Diop nee na ren ji am na concours yu bëri yu mu bëggoon a def te defu ko ndaxte amul woon ab casier judiciaire te ji ci suba dañu taseeg moom mu wut si waat ab casier judiciaire foofee ca tribunal grande instance bu Fatick. nekk na loo xam ne pénaliser nañu lu bëri bëri surtout ñun étudiants yi nga xam ne dañuy déposer ay concours. da nga fi ñëw lu bëri ñu.
soit liggéeyuñu dañ nekk en grève. ñi nga xam ne nag ñoom la grève waa SYTJUST bi gàllankoor bëri nañu. Mbaye Faye ci la bokk moom nee na Dakar la jógee fajar teel tey ji ci suba ndaxte dafa am papier boo xam ne 3 weer a ngi ni daanaka mu koy wut te amu ko te moo ne daf kaa soxla bu baax a baax. Je me suis réveillé à 4 heures du matin. grève SYTJUST bu yàqal na ma lu bëri parce que amoon naa papier ba nga xam ne waroon naa ko régler ba presque tey daal laa def sacrifice bi te bu balaa maa ñëw sax dama laaj ñu ne ma peut-être grève bi am nañ stand by bu ci am yow tey jóge ba Dakar ñëw ba Fatick pour régler papier ma fekk fii aussi benn fil bu bëri ba nga xam ne ñoo ngi xaar presque dama déposé encore fi nga ma fekk ni maa ngi nii toog di xaar. fan yi nag buntu tribunal régional bu Fatick nit ñi dañ fay bëri loolu nag yokkal liggéey ñi nga xam ne ñoom ñoo di greffier yi. Pape Sayer Diop agent administratif la foofee ca tribunal ba. dégg dossiers yi bëri nañ trop. demande bi moom métti na bëri na trop fi mu toll nii bëri na trop dañuy xëy di liggéey ba jant. grève syndicat des travailleurs de la justice bi nag ci benn weer rek lañ ko ajagum ñi nga xam ne nag ñoom ñooy soxla wàllu justice di wax ne nguur gi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di greffier yi dañoo war a waxtaan déggoo ndaxte grève yi mi ngi tàmbali di bëri ci secteur justice bi. Aminata Goudiaby Fatick RFM. Ardo Ñing bàyyeegul gendarmerie donte gendarmerie ci boppam nee na bundu xataalu nu ko benn yoon ci bi ñu ko tegee loxo moom activiste bi nee na loolee amul waaye ndaxte li mu daj ci garde à vue am mënu ko nettali ba tey yaram waa ngay métti yokk na ci ne sax daal dina ci saisir justice ak haut commandement bu gendarmerie nationale kàddoom Georges Déthié Diop la ko dénk. bis bañ may déféré loolu dañ ko dindi ci PV bi. signé nga PV bi. signé naa PV bi. léegi nga waxi torture te gis nañ ci yenn yéenekaay yi wax nañ lu jëm ci wàllu certificat médical. c'est parce que bañ ma jàppee bañ ma doon torturer boobu maa ngi date le 14 bañ ma libéré ñu ngi ma libéré le 21. ginnaaw bañ ma libéré 2 jours après si laa dem si hôpital ba. ba ma demee si hôpital si la ma médecin bi defal certificat médical. ba ma defee le certificat médical ba ma defee consultation ba ma defee consultation ba pare si la ma defal certificat médical mu gis na j'ai des douleurs musculaires intenses moo ngi nii l'examen a objectivé des douleurs musculaires intenses des fractions musculaires donc kenn mënu ko ñëwee parce que moo ngi nii noir sur blanc. yaakaar naa ne kon j'ai des preuves te aussi j'ai des témoins ndax bis ba ñu may torturer amoon na ñu fa nekkoon si biir gendarmerie bi si beneen violon bi génn nañ ba témoigner ne kat dégg nañ ardo muy yuuxu yu métti yuuxu yu yàgg te loolu moo ngi si internet bi. douleur yooyu lan moo ko waral naka lañ la torturer. ay liif lañ jëloon doon ma ko dóor. ñu nekk au nombre de 13 personnes. doon ma dóor ay liif avant ñu may auditionner. waaw léegi ñan ñoo ko def ñi ak ñaata lañ toll woon. yéete au nombre de 13 lañu woon. mais kenn dëkk si woon Tivaouane ñëpp Thiès lañ jógee woon àndoon ak le colonel Cheikh Sarr mu jiite woon loolu torture boobu noonu moom si boppam bokkoon na sax si ñu ma doon dóor. mu nekkoon Ardo Ñing activiste ñu tegoon ko loxo ci coowal suuf ga ca Tobène juróom-ñeenti simili moo bootu ci benn waxtu. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. taw bi démb su guddi bari na ay loraange yu mu jural askan wi fii ci Ndakaaru moom fii ca Cambérène rawatina am na kenn ku mu fa faat gannaaw ab mur boo xamante ni daal dafa daanu ci kawam noonee la ñàkk bakkanam ab xale la woon di footballeur Pape Assane Gueye lay wuyoo mbir maa nga xewee ca quartier bi ñuy wax Ndiaga Mbaye fu nekk foofule ca Cambérène tey jii ñu xëy dellu fa mbir ma amee. waaye nag gannaaw waxtaan wa nga xamante ni askan waa ngi ko yeewoo nekki tey ji ñoom ñëpp a amee xol bu tiis ak naqar sàkku ci askan wi ci autorités yi rawatina ñu dimbali leen ndax ndox mi munti dem nee nañu nag canalisation yittewoo nañu ko Amadou Sabar Ba. jafe na ngir yegg ca barab bi nga xam ne foofu la mbir mi xewee oto yi mënuñoo dem mënuñoo dikk li ko waral mooy ndoxum taw mu bari li fi sës mooy doxee ak say tànk maanaam xuus. ci kër ga mbir mi xewee daanaka naqar lañu fa nemmeeku taw démb bi tax na rek ba Pape Assane Gueye ñàkk bakkanam magam ji di Ibrahima di ñu nettali ni mbir mi demee ànd ceeg xol bu jeex. waaw ñun fii dafa tàmm buy taw duñu nelaw commencé na taw jug nañ moom sax moo ma njëkk a jug fëgg ma ni moom ndox mi te doo ko xool ma génn xool bunt bi di taa ndox mi mbedd mi di taa ndox nar a dugg ma jëli ay saako pour nu sol saako yi maak moom bi ñu solee benn saako ba teg di sol beneen bi si la miir bi def fissure
man heureusement man damam ranose man ci lii laa jàppoon yëkkati samay tànk moom nag bu muy daw pour kii ci la ko miiru percuté xam naa day mbëkk tamit noyé bunt bi frappé mën pour ma tijji bunt bi ci biir moom problème la woon il fallait dama mujj a wiiraane pour mën tijji bunt bi pour mën ko génne waaw bi may ñëw fekk c'était trop tard. dëkkandoo yi ñëwoon masaw leen waaye tamit jàppale leen ngir génn ndoxu taw bi nga xam ne ni fees na dàll ci kër gi te jamono joojee monsieur Mbaye di wéy rek di ñaawlu li nga xam ne ni mooy système de canalisation bi ñu nemmeeku fii ci Cambérène. non sonal nañu trop parce que tey jii quartier yi nga xamante ni toujours dañu nekk ci point bas yi ñoom ñëpp saa bu taw commencé taw dootuñu nelaw boo gisee ñii depuis 1h du matin ba mu commencé taw la ñu yeewu ba léegi nii ba fi nga leen fekk nii heure bi ndox yi nga xamante ni dafay jógee fu nekk ñëw di déverser wu Cambérène loolu la ñu war a wut solution et puis système de canalisation Cambérène aussi ñu xoolaat ko parce que vraiment Cambérène sonn nañ te vraiment trop c'est trop. saa yu tawee nag mbeddu Cambérène yi day jafe loolu nit jàll fa ba waral lekk ña fa dëkk di wëyu di ñaawlu li ni mel. Amadou Sabar Ba ñeneen ñu nelawul démb ndax taw bi di ña dëkkee ca cité douane ga ca Géejawaay ñaa naka daanaka ñu ci bëri ci ñoom dañoo fanaanoo xoole ñu ci bëri ci ñoom it ndox ma nangu na seeni kër yokk ci yoon amatu fa ñu ne la leen ko yóbbee yëpp mooy liggéey ba nga xamante ne ñu ngi ko tàmbali foofu ne ay chantier te wu mu taw a pare Salif Sow. 1h du matin ba léegi ñoo ngi nii si inondation. soxna si ni candidat baccalauréat yu bari dëkkee fii démb ci guddi nelawuñu benn yoon moom këram ndoxu taw yi dafa dugg nangu ko ba 1h du matin di jot guléet ci quartier bi mu ngay tëmb cité douane la ñu nekk ñoom nee ñu taa bi ñu taa ren lu ko waral du leneen lu dul liggéey yu ñu fiy amal ndaxte fii ci gox bi tali ba ko romb dañ fa nekk di ko defaraat ay ayu bës ngi nii. ñun de boobu ba léegi nelawuñu ba bës set tali yii ñuy defar biñ ko commencé ba léegi dëkk nañ fi 2009 ba jonn yàlla tey mosuñu gis lu mel nii boo leen ñu mënee dimbali ngeen dimbali ñu te yàlla rek a tax sonn nañu suñu bagage yi yàqu na suñu lépp yàqu na du suñuy télé du suñuy clim du suñuy ventilateur lépp ndox mi yàqu. fu sore kër gi nga xamante ni ndoxu taw yee fa falu buur ak mbedd ya am na beneen mbir boo xamante ni ku romb fii di nga ci bàyyi xel pharmacie bu nekkee ci gox bi dafa taa garab ya ñu ngay tëmb ca biir jafe-jafe bi fii dafa xóot ba tax ñu tëgg seen gémmiñ ju yuuxu wàllu ñoom ñu yeewoo fii ci cité douane. dañoo tëdd rek jékki-jékki gis courant bi sauté ku nekk fa la xoo loolu leen ñu mën a dimbali ngeen dimbali ñu rek te yàlla tax si jëmmi yàlla ak yenente bi sonn nañ torop lii de ñu ngi koy doogu gis bi ñu wàqee tali bi. cité douane bokk na ci bërëb yi nga xamante ni dañuy tàmbali di taa te dara waralu ko lu dul ay chantier yu mel ne BRT ak TER. Salif Sow Guédiawaye rajo Futur Média. Université Gaston Berger bu Saint-Louis rëccul ci taw yi foofu nag yenn néegi ca campus social ba ndox ma nangu na ko ña nga fees del mu ne nag loo xamante ni jaaxalal na lool étudiant ya ba tax autorité ya nekk ca université ba daal di jël ña dëkkee ca village O ñu toxal leen yóbbu leen ca village P Mohamed Nabi Sila. commission sociale bu université Gaston Berger bu Ndar def constat ci dégâts yi nga xamee ni mi ngi juddoo ci taw démb bile ci village O ay nekk seen na fa indi fa ay gàllankoor Boubacar Badiane moo amee kaddu ak wisaare étudiants yi lee. étudiants yi nga xam ne fii lañ dëkk dem ba mu tawee seen chambre yi dafa taa moo ngi commencé ci chambre 5 7 17 19 ak 35 waaye loolu tamit jëloon nañ ci ay matuwaay mooy. xam nañ ne heure bi problème bi mën naa amaat parce que Ndar septembre lay taw léegi pour ñu bañ yoonu dalaat ñu dañoo wax lu leer ñu nag waa CROUS dañoo am benn collaboration am benn protocole accord bi ñu signé démb bi permettre étudiants yi nga xam ne ñoo ngi loger village O yëpp ñu yóbbu leen village P. Pape Ibrahima Faye directeur bu CROUS xam le ni gàllankoor dëgg la ñu nemmeeku ci bërëb bile waaye daañu toxal étudiants yi yóbbu leen ci village P. mais aile droite bi toiture bi dafa dul tenir chaque hivernage bien sûr dafay infiltrer et ci loolu université période bi daawul tijj ci hivernage bi tey ci guddi bu soobee yàlla dañuy dem fanaani village P fileeg suba ñi nga xam ne ñoo nekk ci aile droite bi yëpp dañ leen di déménager fileeg fin de semaine bu boobaa village O bi yëpp dem ci ndimbal ak collaboration ak commission sociale des étudiants. nu mu mënti demee bërëb bi am ay yàqu-yàqu liggéey bu am solo doon lu ñu war a def ngir su nawet bi jeexee yenn ci étudiants yi mën a dëkk ci bërëb bi lee RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. waa météo moom nee nañu amaana mu tawaat tey ci ngoon ci gox yu bëri rawatina ci ñi faree ci booru géej gi. Tidiane Diédhiou di ingénieur prévisionniste foofule ca ANACIM ñu teewlu ko ci dafa njëkk a dellu siwaat ci taw bi démb nu mu tëddee ci biir réew mi.
buñ jëlee zone nord Barkedji moo gën a am taw presque 92,5 la ñu am Pété Lawbe amee tamit ñoom am nañu 69 millimètres Mbane ñu am 52 millimètres bu ñu jëlee zone centre lu mel ni Nioro Alassane Tall ñoom ñoo gën a bërile 100,5 millimètres la ñu am Niodior tamit am nañu 83,8 Dank Sène ak Toubacouta ñu am 80 millimètres Dakar Yoff tamit ñoom daanaka am nañu 55,1 millimètres bu ñu ñëwee zone sud-ouest bi côté Casamance Néma Taba moo gën taw bi foofu la gën a am doole parce que dañoo am presque 118,5 millimètres topp si Medina Marie 111,5 Thionkesil ñu am 108,2 millimètres Diouloulou am 102 millimètres Vélingara Casa am 94,5 zone sud-est bi foofu Bélé moo gën a am doole taw bi foofu la gën a am doole ñu am 94,5 Maka Koulibantang ñu am 85,5 Kidira am 78 Sinthiou Fossia également ñoom ñu am 67,3 millimètres daanaka yooyu laa cité waaye yeneen gox yi yëpp presque am na ay taw. ci 24 heures yi ñu jëm yan mooy prévision yi surtout que nemmeeku nañ ne asamaan si setagul. waaw boo xoolee lu ñu séntu mooy daanaka déjà si suba si amoon na taw côté Casamance mel ni Ziguinchor waaye ñuy xaar ne taw bi dina continuer ci dëkk bi surtout cet après-midi ba guddi donc 24 heures yi dinañ am ay taw ci gox yi yëpp ci daanaka ci Sénégal waaye dafa mel ni taw bi ci côté littoral bi ak centre ouest bi la gën a am doole. mu nekkoon Tidiane Diédhiou di ingénieur prévisionniste foofule ca météo ñoom waa météo sax xibaar nañ ne daal dana am houle bu dangereuse boo xamante ni danañu ko nemmeeku ci géej gi li ko dalee alxames bu 23h jotee jàpp ajjuma bu 8h jotee lay jeex ba tax waa météo di sàkku ci nappkat yi diggante alxames ak ajjuma daal ñu toog te bañ a dem géej fukki simili ak juróom-ñaar moo bootu ci benn waxtu. rajo askan wi. gannaaw ñaari fan yi weesu amul woon kenn koo xamante ne ñàkk na bakkanam ndax mbas mi tey jii nag yeewu nañu ak ñett nit yu ñàkk seen bakkan ci feebar bi di mbas mi point du jour ñu ànd ceeg docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention foofu la ca ministère gi ngàlloo wàllum paj. ci junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari test yi ñu def juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci ñeent fukk ak ñaar li ñu woowee cas contact mooy ñi am feebar bi parce que dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas importé jóge bitim réew te duggee aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci ñeent fukk ak juróom li ñu tuddee cas communautaire yi mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji te xamuñ ku leen ko wàll ci cas communautaire yooyu Thiès am nañ ci juróom-ñett Saraya am na ci juróomi cas communautaire Bignona am ci ñeent Liberté 6 am ci ñaar Rufisque am ci ñaar Saint-Louis am ñaar Yeumbeul am ñaar Ziguinchor am ci ñaar Almadies am benn Cité Keur Damel am benn Grand Dakar benn Hamo 2 am ci benn Kaolack am benn Kédougou am benn Liberté 1 am benn Matam am benn Mbao am benn Ngor am benn Nioro am ci benn Nord Foire benn Ouakam benn la am Pout benn Sacré-Cœur benn Tivaouane benn Vélingara benn ak Yoff am ci benn ñaar fukk ak ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde fanweer ak ñett ñu nga ci réanimation ñett ñàkk seen bakkan bésu démb talaata benn fan ci weeru septembre biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan bésu tey dalee ko ci kaaw bu njëkk bi Sénégal jot na wàññi fukki junni ak ñett ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñett ñuy jot ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom-benn wér nañ ci ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. mu nekkoon docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention foofule ca ministère gi ngàllum wàllum paj fii ci Sénégal alliance syndicat bi di ànd gësëm ci wàllum paj la ñuy yëngu ñoom it tey la ñu tàmbali takki musóor yu xonq ñu ne nag prime Covid 19 bi nguur gi warloo ak liggéeykat yu collectivité territoriale yi la ñu bëgg ñu jox leen ko nu mu gën a gaawee am na it yeneen i action yu nu xibaar ne boo moytuwul ca la ñu jëm te bu ci nguur gi deful dara daal dañ ca yegg Mballo Dia Thiam président ànd gësëm ñu teewlu ko ci jokkoo beeg Alaaji Njogu Jeen. dafa am benn syndicat bu nekk ci ànd gësëm bu tudd SYDETEM mooy syndicat bi nga xam ni Sidia Ndiaye moom moo ko jiite
ñoom ay travailleurs municipaux lañu mooy liggéeykat yi nekk ci collectivité territoriales yi te nekk na lim bu xamem bu takku ñoom bi gouvernement bi commencé di fay prime Covid bi ba léegi muy 50,000 francs par mois pour mbas mi pour jàppale leen ñoom joxuñu leen woon ba ñu toog ñeenti weer joxuñu leen ñu bind jóg dugg génn ba ñenn ñi jox leen tuuti ñeneen ñi joxuñu leen dara ba léegi ñoom nag mënuñu comprendre ñu ne feebar bi te surtout que approche communautaire la ñoom ñu ci dugal seen loxo bu nekk bëccëg tout comme les communautaires ñoom ñuy fay ñi di bàyyi ñële ku mën am ndey ak ku mu amul ndey ñeneen nag comme que nag loolu la ñoom dañuy wane seen bopp wane seen bopp bi nag moom mooy sol def ay brassard rouge pour wan borom dëkk bi ak ministre de la santé que kontaan nañu ci li ñu leen traité parce que dafa mel ni daal dañ leen a boddi ensuite def benn débrayage bu ñaari waxtu 10 heures ba midi bon loolu pour wane nii donc que kontaan nañu wante nag nee nañu nag bu fekkee yooyu sottiwul danañu déposer benn préavis de grève maintenant nag bu ñu déposer préavis de grève bi bu boobaa bon ànd gësëm parce que UGTM benn syndicat la ci ànd gësëm boobaa ànd gësëm dina woote kuréel bi ñu xool aussi nan la ñuy def ba bokk ci xeex bi wala nan la ñuy def ba sot ñun tamit. mu nekkoon Ballou Dia Thiam njiital ànd gësëm wax ci leneen wàllum njàng mi ni ngeen ko xamee bac bi tàmbali baccalauréat bi tàmbali nañu ko ci Sénégal gépp ni ki tey ji ci suba lu ëpp téeméer ak juróom fukki junniy candidat ñoom ñëpp a sëgg ci taabal yi ku ci nekk bëgg am diplôme am gu njëkk ba ko yóbbu ca université Cheikh Anta ca université ca Sédhiou moom góornooru dëkk ba rafetlu na anam ya ñu fay amale examen ba am na it ay absence yoo xamante ni noté nañu ko ci côté élèves yi Pape Demba Diallo lay wuyoo kàddoom ci micro Max Clid Kamfani. gis nañu conditions yi nga xam ni moom la élèves yi nekkee maanaam candidat yi gis nañu en tout cas conditions yi mucc ayib lépp respecté nañ ko commencé ko ci mesure barrières yi n'est-ce pas ensuite maintenant lave-mains yeeg en tout cas yooyu yëpp daal mu ngi ci donc en tout cas dañu am contenté bu rëy bi ñu gisee conditions yi nga xam ne élèves yi moom la ñuy composé am na 15 centres principaux ak 2 centres secondaires boo xayma nombre de candidats yëpp dafay nekk ci 4930 góor ñi nag dañuy nekk 3066 jigéen ñi nekk 1864 ñàkkul nag am na si ñoo xam ne inscrire woon nañu waaye jotuñoo def examen bi ndax am na absent yi nga xam ne constaté woon nañ ko si épreuve philo bi du ñàkk également ñeneen ñoo xam ne dinañ absenté waaye bu ñu jëlee en tout cas information yi ñuy xaar bu ñu ko jotee si région bi yëpp dinañu mën a xam ñaata ñoo inscrire xam nañ ko déjà mais ñaata ñoo def effectivement examen aussi dinañ ko mën a xam incha allah lii nag bu fekkee ni am na ñu bëri ñu si jàpp mooy partenaires sociaux yi ñi nga xam ne ñooy syndicats yi mais aussi parents d'élèves yi ñu jàpp ne rek lépp lu nga xam ne def nañ ko pour xale yi lañ ko defal pour suñu njaboot lañ ko defal def leen ci condition yoo xam ne vraiment dinañu mën a def examen bi nu mu waree donc am na ci partenaires yoo xam ne jàpp nañ ci ba lépp loo xam ne xale yi war nañ ko utiliser ba loolu mën a nekk kon nag dañ leen di féliciter di leen ñaax ñu continuer ci loolu xam ne loolu ñuy def xale yi lañ ko defal suñu njaboot lañ ko defal kon nag dañuy ñaan yàlla rek effort yooyu nga xam ne def nañ ko mu bañ a nul maanaam réussite fekk ñu ci pour que xale yi am ndam ci examen bi nga xam ne moom la ñuy def. mu nekkoon Pape Demba Diallo di gouverneur bu Sédhiou wax ci tiis wi ab waxambaane wu toll ci ñeent fukki at moom la ñu fekk fajar cuy tey mu ñàkk bakkanam ca mbedd ya te ndàngal ma mu ngi nekk ci région bu Diourbel ñu bëri njort ne nag dafa def ab crise moo tax mu ñàkk bakkanam waaye leeragut néew ba nag sapeur pompier jël na ko yóbbu ca hôpitalu ca morgue hôpitalu dëkk ba lu ci leer moo di gendarmerie ubbi na ci enquête ñaar fukki simili ak ñeent bootu ci benn waxtu. RFM bitim réew. Georges Déthié Diop nu ngi lay dalal. maa ngi lay fay Barthélemy. waaw ñu tàmbalee ko ca Mali Ibrahima Boubacar Keïta ma nga hôpital. njiitu réew ma fa woon ñu ngi ko yóbbu ci ab clinique privée ca capitale ba Bamako démb ci ngoon lañ ko fa yóbbu Jeune Afrique xamal ñu ne malaise daal moo tax ñu yóbbu ko foofee te boobee rek day fàttali AVC malaise symptôme malaise boobu ay xel day jëm ci AVC waaye ab source journal bi xam ne ni moom malaise bi du garaawul trop IBK mu ngi ci tan étam bi dafa stable waaye njaboot ga dafa ne contrôle de routine moo ko fa yóbbu te bu ngoonee dana delluwaat këram ci ay xibaar yu Jeune Afrique jot CNSP di comité national pour le salut du peuple moom d'accord na ne ñu yóbbu ko ca biti réew ngir faji ko bu fekkee ne mën nañ ko déplacer ca Mali ba léegi waxtaan wi jëm ci gestion transition bi samedi lay door ñaari fan nag lay doon samedi ak dimanche loolee ñi ko xamle ñoo di militaire ya nekk ca boppu réew ma jaarale ko ci ab communiqué bi ñu siwal démb talaata. dem ca Guinée foofu nag candidature Alpha Condé ci présidentielle ga ñu na ma amal fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre
ba mu waxee ne candidat lay doon daal ba léegi coow laa nga fa pënd ma wureegut. démb la coow li door bu fekkee ne ñi nga xamante ne ñoo ànd ak moom bokk ak moom RPG ñoom ànd nañ ci ba kontaan ci lool ca ku jega moom ñoom gisee wuñ ko noonu waa FNDC dégg ngeen leen fii ci xibaaru bi ci réew yi démb tey nag Ba Wuri àdduna ci ñetteelu mandat boobee nga xamante ne moom la Alpha Condé bëgg mu ñaawlu ko moom Ba Wuri moo di njiital parti bi di Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. C'est un reniement total de toute la lutte. ak dellu gannaaw dëgg la maanaam waxeet ndax li nga xam ne mooy xeex jëmale ko ci démocratie politique boo xam ne force patriotique yi ñoo ko engagé woon ci diirug fanweeri at partem bii di RPG bokkoon na ci te ñoom ñoo ñee fësoon nañ ci ngir Guinée mën a am benn suqaliku ci li nga xam ne mooy wàllum développement li nga xam ne moo soxal troisième mandat bokkoon na ci xeex bi nga xam ne doon na tax rek ñu gën a jox cër li nga xam ne mooy Guinée te ba fàttalikoo rek dundoon nañ ko ci jamonoy Lansana Conté ba waral léegi Guinée dund ay at yoo xam ne dafa metti woon lool ci moom muy waral léegi mu jural ñu li xewoon atum 2007 ak 2009 li nga xam ne mooy constitution 2010 bi li ko taxoon a jóg mooy ñu respecté li nga xam ne mooy ñaari mandat yi ngir moytu li nga xam ne moo xewoon ci gannaaw waaye ki nga xam ne mooy Alpha Condé ak RPG ñoom fi mu toll ni obstacle lañ ci lu ni mel ba tax na rek ñu bëgg a toog ba tey ci li nga xam ne mooy pouvoir bi ma jàpp ne ab échec la rawatina ci ñun ñi nga xam ne ñooy membre FNDC waaye may xam ne rek ne lii di processus de changement bi fii ci Guinée kenn du ci dellu gannaaw dinañ taxaw temm ngir xeex lépp li nga xam ne mooy démocratie maanaam ak yelleefu doomu Guinée yi. Et nous allons tout faire pour que la lutte démocratique reprenne son élan. Ba Wuri Amadou Sabar Ba moo doon tekki ay kàddoom ca Tunisie député ya nangu nañ ci guddi gi ni gouvernement bi nga xamante ne ay technocrate ca nekk mu di ñaareelu cabinet bi nga xamante ne diggante diirug juróom benn weer côté la gouvernement benn nag ñu ngi ko formé ay bés gi ñu weesu premier ministre bi ñu jàpp ne moo ca nekk di Hichem Meshishi équipe bi ña ca gën a fës moo di ay juge ay universitaire ay fonctionnaire ak i cadre yi nekkee ca privé wa ca wat boobee ñoom ñi nangu ñu ngi toll ci téeméer ak fanweer ak ñeent ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñaari nit. ñu dem ca France Georges Déthié Diop mbirum Charlie Hebdo mooy journal boobu nga xamante ni dañu ko attaqué woon procès ba ubbi nañu ko tey ji. procès ba ci kaaraange gu mot sëkk lañ koy doxalee procès bi tey ci suba la door ci ab cour d'assises spéciale foofu ci Paris fukki nit ak ñeent nag lañ ci topp fukk ak benn ñoo teewee audience ba li ñu leen di toppee moo di dañoo jàppale ñii di frère Saïd ak Chérif Kouachi naka noonu Amédi Coulibaly bi ñuy def boobee cong attentat yooyu nga xamante ne dañ jublu woon ci rédaction bu journal Charlie Hebdo ak itam ci ab policière municipale ci Montrouge ak ab magasin cachère bi ñu songoon diggante loolu yëpp xewoon diggante juróom-ñaari fan ak juróom-ñeenti fan ci weeru janvier atuba 2015 ña ca ñàkkoon seeni bakkan ñu ngi toll ci fukk ak juróom-ñaari nit. jaajëf gërëm nañ la Georges Déthié Diop. tàggat yaram ñu dalal Cheikh Tidiane Diagne ñu tàmbale ko wàllum compétition africaine des clubs. Jaraaf nag am na stratégie bu mu taxawal ngir gën a waajal compétition yooyu le la ko waral moo di boobu ak léegi ñu ngi daal di bër ndax coronavirus bi nga xam te ni dafa daal di ñëw arrêté saison bi waaye compétition bi nga xam te ñu ngi ciy waaj a jublu di coupe confédération africaine waa Jaraaf yooyu le danañ ci sóobu ba pare daanaka daal duñu am benn compétition officielle fii nii ci Sénégal léegi nag fi mu toll nii faaw ñu nas ay pexe ngir mën a tàggat seen joueurs yi ngir bu ko daa defee daal bu yëf ya jotee ci weeru septembre wala novembre bi ñu dëgmal incha allah ñu mën see amal daal ay jéego yu am solo dañuy daal di déglu kii di Malick Daf nga xam ne moom bu di tàggat équipe bii di Jaraaf bu Dakar mu yëkkati ay kàddu. dina métti nag parce que ça veut dire que dinañ toog fii ba janvier ñu joué maintenant 7-6 mois sax sportif war ko toog du compété wala du nekk loolu dafay baissé lu bëri wala yàqal bëri mais quand même il faut ñu adapté wu ak situation bi nga xam ne moo toog ci àdduna lëm bi àdduna te ñun tam ñu xam ne ay Sénégalais la ñu ay patriotes la ñu xam ne dañu war a adhéré tout le monde li ci des nag mooy jéem a reprendre le plus rapidement possible ñu ci waxtaan pour def préparation hivernale bu baax parce que li jiitu yëpp mooy préparation hivernale travailler sur le plan physique vraiment indiwaat encore xale yi ci beneen niveau physique après bu ñu weesoo ci loolu nag ñu dooru dem wuti ay match amicaux ci sous région yi mooy Mali mooy Guinée Mauritanie nga xam ne ñoom démarré nañu seen championnat foofu bu ñu fa demee mun nañ fa am ay match yi nga xamante ni dinañu permettre ñu taxaw tuuti
nekk en chambre balaa ñuy jublu ci coupe CAF bi nga xam ne balaa éliminatoire di commencé équipe bi dina nekk au niveau bi nga xam ne moom la ñu bëgg mu taxaw. Jaraaf ak Teungueth FC di ñaari équipe yi nga xam ne ñoom ñooy teewal Sénégal ci les compétitions Jaraaf ci coupe confédération Teungueth FC ci wàllu Ligue des champions di tour préliminaire ñoom ñaar nag danañ soobu ci yëf yi ñaar fukki fan ci weeru novembre jàppale nag championnat bu Sénégal dañ ko fas yéene dooraat ci weeru janvier ci atum 2021. Lionel Messi ndax day des Barcelone wala boog day dem li ci leer mooy waajuram bu góor papa ma nga fa. ngir waxtaan ak kilifay club ba. moom moo di agent yu itam moom mi di Jorge Messi tey jii ci ngoon nag dana seq waxtaan ak Josep Maria Bartomeu mi nga xam te ne moom mooy tàggat moom mooy président FC Barcelone ñàkkul ni xëy na gindeeku dana ci mënta am waaye du ci mënta am rek jàppale ni. coow li moo di Messi dafa bëgg a dem te koppar yi nga xamante ne daal moom lañ ko exiger mu fay ko bu bëggee dem loolay coow li fu mu toll nii ànd seeg Soda Thiam. ñu koy xaar ni ngi tey jii ca bureau Josep Bartomeu di président bu FC Barcelone ngir ñu waxtaanee avenir u Lionel Messi. Jorge Messi di agent wu Lionel Messi waaye itam papaam ni ngi tey jii nag la daal di agsi ca aéroport bu FC Barcelone te noonee nag daal dinay tontu yenn ci ay laaj yu journaliste yi nga xamante ni ñoom ñoo fa teewoon ci avenir u doomam ji moom nag gannaaw ba mu xamlee que ni xamul lan moo war a xew ci réunion ga mu war a amal ak président bu FC Barcelone xamle na ni itam dina métti loolu ngir doomam mën a des ci FC Barcelone saison gile ca noonee moom Jorge Messi wax na itam ni ba fi mu toll ni waxagul ak Pep Guardiola naka noonu itam ak waa Manchester City ci transferu Lionel Messi ci réunion gi mu war a amal ak Josep Maria Bartomeu nag enjeu bi lenn la xool nees def ba FC Barcelone dellu ginnaaw bàyyi Lionel Messi mu dem waaye nag loolu fi mu nekk nii mënagul nekk même bu fekkee sax ndayu mbili gi di Lionel Messi moom dafa bëgg a dem ca geneen wet ga nag moom patron bu club catalan boobee fas yéenewu la dellu ginnaaw te ci loolee sax am na ab rajo espagnol goo xamante ni xam na position ba noppi te daal dina koy fësal mu di FC Barcelone dafa nar a porter plainte contre numéro 10 am bi ak équipe ba nga xamante ni moo ko nar a dalal bu fekkee FIFA autorisé na ko mu dem ci geneen équipe ci été gile te ci noonee sax moom président bu FC Barcelone yaakaar na ni amul benn club goo xamante ni dina sóobu ci li ni mel maanaam jël joueur ba noppi ñu porter la ci plainte waaye itam nga nar a fay lu toll ci 700 millions d'euros. ci mbirum Lionel Messi googu léegi di Kalidou Koulibaly Kalidou Fadiga kon bokk di joueur jamono ci équipe nationale bu Sénégal moom itam yëkkati na ci ay kàddu la mu gis ni daal moo di Messi si jamono yi mu bëggee jógee foofu la FC Barcelone wutali feneen daanaka daal dafa mel ni ko fayu naar bi xoromam ndax moom Lionel Messi lii di FC Barcelone def na ci moom lu bëree bëri ba tax na tey ji war naa mën a taxaw équipe ba mu nekk ci ay jafe-jafe ba mu weesu jafe-jafe yi kon bokk mën a dem feneen ñu déglu ko moom Kalidou Koulibaly yëkkati yooyu les kàddu ci benn chaîne de télévision foofu la ci Belgique. Je pense que c'est plus y a plus rien à dire sur. Messi en tant que joueur amuñu dara luñ koy wax ndax lu ne def na ko ba tax na bu ñu ne FC Barcelone ni Lionel Messi man nag gisuma ko woon mu dem fenn ba tax na choix bi nga xam ne def na ko daal am naa ci mbetteel loolu ndax ñaari weer ci gannaaw bu ñu newoon ko Messi dana fi jógee ngir wutali feneen kenn du ko gëm te sax ci FC Barcelone di entraîneur yenn ci ay joueurs ñëpp xam nañu que Lionel Messi bokk na ci nga xamante ne ñoom ñooy dogal ci gile équipe waaye jamono gi nga xamante ne si la jël dogal ngir jóge ci FC Barcelone wutali feneen man dama jàpp ne loolu warul joueur bu mel ni Gianluigi Buffon nekkoon ci Juventus de Turin ba Juventus de Turin di wàcc dafa wàññi salaire am ba pare des ci équipe bi Messi sax jàpp naa ne du mbirum xaalis waaye dama jàpp ni peut-être que jafe-jafe la bi nga xamante ne mu ngi koy dund jamono gii ci club bi moo tax mu bëgg a dem waaye dama jàpp ni bu fekkante ne daal seet na li nga xamante ni jot na ko def ci équipe bi lu mu ko jot a defal tey ji war na mën a am ngor toog ci équipe bi di FC Barcelone ba mu génn ci jafe-jafe yi bu ñuy réere mbir ni Messi bu demee ba toll fii c'est parce que FC Barcelone def na lépp ci moom bu fekkante woon ni itam FC Barcelone gagné na Ligue des Champions jàpp naa ni sax war naa mën a dem daal di wutali feneen waaye jamono gii fekk FC Barcelone di dund lu métti mu daal di fa jógee nii day dem man dama jàpp ni daal rafetul. FC Barcelone à l'heure actuelle jusqu'à sa retraite ça doit être Lionel Messi. waaw kay Mbaye fii la ngay daal di yemale Barthélémy. ma ngoog Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay gërëm. jaajëf. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Coronews xibaar mi ñeel mbas mi ci àdduna si ak Binta Diallo. coronavirus bi mu ngi gën di wéy di yokku ca États-Unis ci talaata ji ñaari fan ci weeru septembre 2020 réewub Donald Trump bi am na lu ëpp 6 millions doomu aadama yu am feebaru coronavirus. mbir mi itam noonu la taree ca réew Bolsonaro Brésil daanaka tey rek am nañu fukki junni cas coronavirus. Mexique moom xamul sax naka lay def ndax cas yu bari
noonu la mbir yi yokkoo itam ca Maroc junni nit faatu nañ fa ci benn bés kese. boo demee ci Europe France tey rek am nañu juróomi junni cas coronavirus. Italie itam dafa mel ni nag mi ngi gën a tar ci seen côté ci wàllu coronavirus noonu la demee itam ca Angleterre décidé nañ sax ne bépp voyageur bu bàyyeekoo France boo ñëwee dinañ la téye fukki fan ak ñeent pour xam ndax am nga feebar bi am déet. France itam nee na kon noonu la fas yéene doxalee ak ñooy jóge ca Angleterre. 3 doomu aadama amate nañu feebar bi ci Espagne. Algérie moom fa mel ni nag mbir yaa ngay wàññeeku waaye situation Algérie ci wàllu koom ñu ni doy na waar lool. mbir itam ma ngay yokkuwaat bu baax ci Égypte. épidémie bi kon bàyyiwul Afrique du Sud nag ba léegi fa la mbir mi gën a wulee ñaay ëpp na 200,000 doomu aadama yoo xam ni am nañu feebar ba ci Afrique du Sud. Pérou moom itamit mbir ma jaaxal na ko tey jii sax réew ma dépassé na 9,000 doomu aadama yoo xamante ni faatu nañ fa. ci contexte boobu sax ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur décidé na sax dañuy dem grève ci diiru 2 fan. infection yu bees ca Corée du Sud école yu bari sax tëj nañ ko ci capitale ba di Séoul. noonu la yokkoo tamit ca Chine fekk itam réewu Chine ne dina wàññi ni mu tëralee woon ci wàllu tere ndax nag nit ñi bàyyeekoo Europe wala européen seen bopp mën a dugaat ca Chine waaye mbir maa ngay wàññeeku ca Belgique bu baax. noonu nag la yokkoo itam bu baax ca Japon 1,000 nit faatu nañ fa tey jii. Venezuela ñoom tey jii rek am nañu 1,000 nit yoo xamante ni am nañu feebar bi. Portugal am nañu 200 nit yoo xamante ni itam yu bees yu am feebar bi. gannaaw Grèce ak Thaïlande Portugal mooy ñetteeli réew bi nga xamante ni tourisme ba fu mu toll nii doxatul. ñi ko wax mooy waa Fonds monétaire international. Chili naka noonu feebar bi tar na fa lool boo demee Inde rawatina nombre de cas yi noonu la yokkoo itam ca Allemagne. Binte Diallo jërëjëf ñu dalal Papa Ngagne Ndiaye ci conférence thème njiital opposition ci Sénégal bu ñu demee ba ñu doon xëccoo premier dem bay xëccoo deuxième ku ci nekk ci ñoom war ngaa mën a xool nag sa bopp. aw askan la ñuy xaar ci opposant tigi mooy mu dëkkee taxaw tem ci seen yitte. te sax bala nga ni naam ne fa opposant bu fi taxaw jox dënnam Macky Sall amu fi kon bu ñu fi xëccoo chef de l'opposition ñi naan Abdoulaye Wade la ndax moo ëpp ay député ca assemblée nationale ña ca des naan Idrissa Seck la ndax moo toppoon ca Macky Sall ca wotey njiitu réew mi ñu génn ak lu ci mën a am ñoom ñaar ñëpp ku ci ne xam nga xel ne boo wéetee ak sa ngegenaay yi ca la ngay nas ak la ngay nocci la ca doon sa njëriñ moo ëpp fuuf la ca doon njëriñul askan wi du lu ñu mën a kitaabu nag waaye ñoom ñaar ñooñu ku ne leen jàkk ci sa rétroviseur xam ne lu ne tëgg nañ ko fi ci wàllu politique ci fàttali protocole bi ñu fi njëkk a dégg te duñu ko gaaw a fàtte muy rëbës ba mel ni làmb ji fi amoon daaw te woykat bi ne verdict bi la ñuy xaar ba tey na leen wóor ñoom ñaar ñooñu ne la woon wonni na politique léegi dafa soppeeku ña ci daan nelaw ña yeewu ñoo daanu ci seen kaw ñëpp fa fiyeewu réew mi di Sénégal dong ngay gis ñi ëpp ci opposition di laxasaka làqar ci nu ñuy dàqe ay wotey local ba bañ a sàmmonte ak tërëliinu wote yi ci Sénégal koo ci waxal muy taafantaloo mbas mi te ñi fare ci nguur gi fu ñu waxee ni àpp bi ñu ko jàpp lañ ko bëgg a amal mooy seen yéene ba ci président de la république ci bataaxal ba mu yónnee woon ca dialogue ba laaj bi di ndax li jàmm la ci opposition bi naam jàmm la ci li ëpp ci ñoom ndax ñu bari ci ñoom local yi duñu candidat fenn jarul ñuy lim waaye ku xool opposant yi nekk ca dialogue ba xam ni xëccoowuñu fenn seen njëriñal bopp rek bu doon nag way watey présidentiel ba tey réew mi tàkk na bu ñu naree changer àpp bi réew mi ñaanuñu yàlla mu tàbbi ci goutte waaye université yi ñu ubbi muy Ndar di Bambey di Ndakaaru ñooy Sénégal bu ci càggante amee mbas mi mën naa sekki te bu université yi ubbee ca dëgg-dëgg Grand Théâtre war naa mën a ubbi ay buntam artistes yi dellu ca seen liggéey feebar bi ci ñëpp la metti waaye rawatina nag ci ñoom ak jaaykat ya nekkoon ca Sandaga ñu nekk ci xeex mbas mi ak di xool nu ñuy suqalee nit ñi ak seen wàllu koom ñu jële leen fa yóbbu leen ca àll ba ngay xëy ba jant bi so te doo soqiku jële fi Sandaga ana lu fi jar yàkkamti bàyyi leen fa woon ñuy fortaat ci jamono bu naqari bii dara gënu ko woon waaye fekk ay borom kër fu ñu def ay ñeent fukki at yàlla nga jëlee leen fa naan da ngay defar la nga yàq moo ëpp fuuf la ngay defar wasalaam ba beneen conférence. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bii rey yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ñu ànd ak Alaaji Assane Gueye.
la guerre des oppositions di tibbante tànk gi ci biir opposition bi ngir ki doon njiital boobee opposition la enquête xëye tey teg ci xëtam bu njëkk nag nataali Abdoulaye Wade Idrissa Seck ak Ousmane Sonko ci yéenekaay bi Moundiaye Cissé njiital ONG 3D ne débat bi ci mbiri chef de l'opposition benn teel na ba ca des lu dangereux la colonel Abdourahim Kébé moom ne ak lu ci mën di am daal opposition dëgg moom du toog rek ne yàcc di xool nguur gi déroulé ko doxalee nam ko neexee ci le témoin boroomi xam-xam yi di professeur Moussa Diaw bu université Gaston Berger bu Ndar politologue yi di Mamadou Sy Albert ak Momar Diong di dànkaafu ci tas gu parti yenn yi mën a tas seen biir ndax xeeñ tuy ngëneel ak i avantage yooyee ngëneel ak i koppar nag mën a doon dëgg sërëx gi ak waxi statut chef de l'opposition waral Moundiaye Cissé bi yoon ci la tribune ne danoo war a sax rey enjeu financier bi ci mbiri ndax nag fileeg mbiri koppar mu ngi lalu ci doxalin yi xaajaloo du ñàkk ca sax wax ja jotagul ndax ci dialogue politique bi leeral nanu ko ci ne loolee ne statut chef de l'opposition duñu ko doxale du entrer en vigueur lu mooy gannaaw élection yeneen yi ñëw la tribune jàppee mbaqusub Macky Sall boobee di chef de l'opposition ak budget lu ëpp ñaari milliards cadeau bu ñu posene wax ji nag lëj gu mu lëj waral les échos jàppee ko patate chaude ne waxtaan yi sax ñeel ponk boobee ci dialogue politique bi dañ ko faf dàq ba ëllëg Sud Quotidien mel ni ku naan opposition boobee yéen toog leen foofu ndax di xiiroog ngaayo président Macky Sall moom di dajale ca palais ba équipe am di staffam ngir waajal élection mairie yeeg yu département yi meneenum ndaje bu mu amal ca palais ba moom président Sall di bu soxal wàllu koom-koom ak investissement yi jëm ci pôle urbain bu Diamniadio Le Soleil ne juróom-ñetti projet validé nanu ko ca ci valeur u ñetti téeméeri milliards juróom fukk ak juróom-ñaar ñu waxtaane wàllu wér-gu-yaram ak jàngoro coronavirus las xëy ne machallah dimanche ak léegi amul benn xayma ci ku ñàkk bakkanam Sénégal rax ci dolli ñu ne cas communautaire yi seen lim ma ngay wàññiku waral yéenekaay bi di laas jàpp ne yaakaar mun na am observateur moom la muy tiit mooy nit ñi gën a wàcce loxo yi ci boobépp xeex ndax ci gëstu yéenekaay bu groupe Futurs Médias seetlu gi ci marché bi mooy business ba waroon covid 19 bi daa wàññiku la muy tekki mooy nit ñi lañ daa fagarooy jëndi masque ki gel dafa wàññeeku bu baax docteur Ousmane Gueye njiital SNEIPS ba tey ak observateur naan ci jamono yi nag du jamonoy négligence waaye jamono yokk parlu gi la ak moytu gi lu ko mooy virus bi dal di yokk moom ak tasaaroom ci biir penc mi docteur Gueye ne ña ngay wéyalaat nag liggéey bi ak askan wi ngir ak jógaat ak it ak takkuwaat docteur Ndaak Diop moom di socio anthropologue ne wàcce googee askan wenn wi wàcce loxo yi ci xeex bi du Sénégal rek ca nag mu ne lu normal la ndax ñi daa jóg ci njëlbeen di wax bëgg a feeñ ak a jëf danoo mujj xam ne yëf yi du xelu ci distance yu gàtt waaye ci jéego yu yàgg la maanaam du course de vitesse course de fond la ca nag mu ne ki gën a dékku mbir yi gën a muñ mooy yeggale course bi étudiants yi nag war a gën a defarwaat ci boobee course ak moytu gi ñeel coronavirus vox populi ne démb dellu nañ ci daara ya fu ci mel ni université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru waaye nag yëf yi ab pëcc xoo la woon waa Ndar ñoom ca Saanaar wan ginnaaw ubbite gi teg ca naan dañuy ngénte tubaab maanaam di lekk ca restaurant yi ci luñ dul fay dërëm di rëb ñetti fan sax 72 heures lañ fas yéene def ñu ne lu ni mel le quotidien lu jëm ci tàmbali waatuk njàng mi ci daara yi kawe yi Sénégal gis ne faux départ da caa am fu ci mel ni Saint-Louis ak Bambey source a xëye moom wàllu napp mi ak fayontoor gi mu gis diggante ministre Aliou Ndoye ak Sayer Seck la mu jur nag mooy fukki boromi kër yu ne ci chômage technique ndax ñu ne ñàkk gu bato buñ daa daane seen doole ñàkk licence ngir liggéey ministre yi nag am na ci kenn ku taxaw dëkk président Sall lànk def déclaration patrimoine libération ni waxee xamuñu nag ñu ne kana waaye ci fanweer ak juróomi ministre fanweer ak ñeent yee dong ñoo dem ci OFNAC def lu ni mel OFNAC sax moo xamle lànkuk ministre boobee donte waxunu tur wi yéenekaay bi nag di libération njortu ne bu moywul ay daan fekk ko ca su amulum ngànt dëgg lu ci mel ni wopp ak yeneen. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rey yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu yegg si nag ci gis-gis ak RFM tey ak sunuy gan ñuy waxtaanee année académique bi feebar bi di mbas mi nag tax mu jaxasoo ñu ngi ci ligne bi ak Abdoulaye Ndoye sëñ bi Ndoye nu ngi lay nuyu. waaw Barthélémy maa ngi lay nuyu di nuyu auditeur u RFM. waaw yow yaay secrétaire général bu CUSEMS ñu ngi ci ligne bi ak ki nga xamante ni moo di Mamadou di enseignant chercheur ca université Gaston Berger ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu monsieur Ngom. waaw ñu tàmbalee Abdoulaye Ndoye gis nañ ne année académique bi bari na ay jaxaso moo xam ci université bi la wala boog sax ci enseignant yu diggu doomu yi ak feebar bi di mbas mi tey ci xayma ban jàngat nga ciy def. waaw jàngat buñ ciy wax mooy année bi maanaam année bu difficile la moo tax ñëpp ñu ngi ñaan ci at bu bees bi yàlla jëlee fi mbas mi ci Sénégal Afrique ak ci àdduna bi yëpp parce que feebar bi di coronavirus lépp lu ñuy def fu mu ne nii foog ñu bàyyi ko xel moo tax ñun waa CUSEMS ca njëlbeen dañu ne
nañu fexe lépp lu ñuy def déglu waa kër docteur parce que ñoom rek la seen xel màcc ci mbir mi. mbir mi du wax sa xalaat xam nga wax sa xalaat dafa utee ak wax ci loo xam. mbir mi wax ci loo xam la. benn ñaareel bi nag mooy boo jëlee mbirum jàng bi wax naa ko léegi ci kàllaama tubaab mooy maanaam ñun koor yi ñu signé woon xaatimoon ak nguur gi lu ci bari respecté wuñu ko wax naa rappel yi yeexaay bi wax naa lenteur administrative en surimposition près DNC bi engagement yi ñu jëloon respecté wuñu ko FNR complémentaire bi prélèvement bi jël nañ ko reversé wuñu ko wax naa signature décret 1177 professeur EPS. mais beneen mbir mi mooy tey violence mooy jàngalekat yu bëri tey dañ leen di violenté bu ci mujj mooy bu ko jembere ñaari professeur maths SVT kenn ki dañ ko agressé woon d'abord ci këram mais bu ci mujj moo gën a doy waar mooy kurti lañ ko fekk agressé ko dóor ko ay móol def na tuuti ñu yóbbu bakkenam loolu nag ñu ci attiré alerté autorité coutumière yi autorité locale yi autorité académique yi parce que mënuñu nangu aussi jàngalekat yi ñu leen di faagaagal ci Mali forum. kon daal da nga jàpp ne année scolaire bi jeex bari na li fi xew loo xamante ni peut-être fii ak année prochaine autorités yi war nañ def seen kéem kattan ba moytandiku ko. non war nañ ko moytu surtout nag engagement yi ñu jël te ci biir engagement yi dafa am question boo xam ne ñun duñ ko fàtte mooy système de rémunération des agents de l'État. parce que dañu jàngat payooru Sénégal ñu wane ni amul yamale lu tubaab naan inéquité mu am ay outélé disparité ay dysfonctionnement cabinet boo xam ne MGP Afrique Sénégal nguur gi moo ko jël moo wax lu mel noonu ne kon nag war nañ ko jubbanti war nañ ko corriger parce que waa CUSEMS dañu wax alignement de l'indemnité de logement te loolu moo mën a régler problème yi parce que tey question indemnité question salaire question surimposition système de rémunération foog mu jël ko en charge di wax ni nag surimposition loolu loo xam ne la teguwul ci yoon parce que koo xam ne jàngalekat nga ñu war la fay juróomi million ak genn wàllu muy 5 millions 500 600 et quelques mille ñu dakkale presque ñetti millions loolu nekk pour impôt loolu surimposition te comme amoon na fi 2006 nguur gi nangu corriger ko def ci ay solution lu ñuy xaar mooy ñun ay considération technique dugguñu ci ñëpp nangu nañu ne du yoon teguwul ci yoon arnaque la racket la nañu fexe ñu régler ko dinaa dellu si waat ak yow léegi monsieur Ndoye alors Mamadou Yuri Sall enseignant chercheur ci université Gaston Berger bu Saint-Louis ndax maintenant njàngat gi ngay def parce que yéen tamit université yi bari woon ngeen ay gàllankoor dem ba ci biir sax ñu arrêté njàng mi reprendre ko reprise bi ñëpp gis na nu mu demee ban lecture nga ciy def. jërëjëf sëñ bi Ngom maa ngi nuyu ñuy déglu RFM yëpp di nuyu sama xarit Ablaye Ndoye njàngat bu ma ci def mooy jafe-jafe at mu jafe la yàlla nañ ci yàlla génne ci jàmm ci lu mu gën a gaawee jafe-jafe ci ñëpp nag ci fànn yëpp ñi yore njàng ak jàngale ak ñi yore yeneen bërëbu liggéeyukaay yëpp waaye li ma ciy wax rek mooy lu mel ni njàng ak jàngale yëfu ñëpp la ñëpp ci yem xale yëpp ci yem ñi nekk biir école yëpp a yem ñoom ñooy bokk ñu ci yem ak yelleef moo tax boo ci ut saafara da ngay fexe ba saafara bi mu yemale ñëpp du am xàjjal ak seen waaye li mu ci xaw a naqari rek mooy ni ñu saytoo yëf yi mooy am xàjj ak seen xale yi def examen ñoom la ñu jiital comme dafa mel ni boo organiser examen rek njàng mi yëpp baax na ñoŋal nga ko or njàng du examen rek njàng bërëbu ballukaayu xam-xam la donc kiy tàmbali CI ba terminal ki nekk première année licence ba doctorat ñoom ñëpp ñoo am àq ñu leen jox leen xam-xam saytu seen doyoo xam-xam donc waroo ci jël ñoo xam ne dañuy def rek examen te ñooñu sax bariwuñu boo jëlee ñi nekk CI ba terminal 3,500,000 lañu. nga jël ci 500 ñoo ñooy def examen nga ne ñu mottali seen njàng boo mottalee seen njàng ñi si des nag 3 millions yi des nag loo leen jox xaaj ak seen bopp rek moo ci xaw a naqari tuuti. mënoon nañ fexe ba ku ne ñu jox ko dara mënuñu am lépp mais ku ne ñu mosal ko dara kii def CI ba ki nekk terminal ku ne ñu jox la dara ku ne ñu xayma ko xool sa doyoo xam-xam ñu xool nag ñu leen di jàllale boo ci yokkee nag xayma bi joxe lijaasa yi amul benn njëriñ muy BFM muy certificat amul benn njëriñ ci jàng mi bac sax mu ci xaw a tane yooyu yëpp mën nañ ko laf fexe ba yokk njàngu xale yi ku ne am loolu dolli ci li nga amoon bi ñuy taxaw xëy na ñu yéegal ci seen xam-xam yokk ci seen xam-xam waaye fexe rek ba ñu def ijaasa ñu defee
xam nga loolu moo sama ci xaw a naqari moom lañu fexe nag buñ ku ne am juróom-benn weer mën nañu am juróom-ñeenti weer ñoom ñëpp mais ku ne am juróom-benn weer ku ne nag ñu xayma sa doyee fu mu toll bu ñëwee rek ñu xool bu ñuy tàmbali at mu bees lu na ci yokkal ak lu ñu koy mottali waaye jël ci tuuti juróomi téeméer nga bàyyi 3 millions yëpp ñuy xaar ñuy def CI ba CM1 duñu laal dara gis ñu dara mais ku nga jël ko def CM2 ñuy def bu ñuy wax 6e ba 4e doo leen jox dara nga jël kuy def 3e rek même chose que seconde première nga bàyyi leen foofu nga dem jëli terminal loolu moom ci xaw a jaaxal tuuti. dafa mel ni jéemuñu saytu njàngale mi mais dañuy jéem saytu joxe ay diplôme joxe ay lijaasa loolu nag du saytu njàngale du ay lijaasa dañuy joxe ay xam-xam. di xayma nag ñi am xam-xam seen xam-xam fu mu doy waaye joxe lijaasa ay xëy ak saytu xam-xam du benn. kon daal bëri na ci lu ñu war a seetluwaat Abdoulaye Ndoye am na ñu bëri ñu ne daal élève bi nekkul enseignant yi daal placé wuñu élève bi tey place bi mu war a tegu ci système bi. waaw moo xam nga kooku li may wax rek mooy wax sa xalaat mais booy wax da ngay wax ci loo xam. xam nga enseignement système la. acteurs yi maintenant dañu ne pour nga am paquet bi mooy programme bu ñuy appliqué dans le sous-secteur dafa tënku ci ñetti mbir mooy équité qualité et transparence moom la camarade Yuri Sall doon wax léegi mooy équité amul parce que bu ñu amee 3,550,000 élèves nga jël 550,000 rek nga ne ñoo nekk classe d'examen nga matali seen année nga ne année bi baax na mais classe intermédiaire yi CI CM1 CI2 mais classe yooyu seconde première mais foofu la ñuy préparer examen parce que examen c'est la fin d'un processus dañuy évaluer li nga jàng 6e ba 3e li nga jàng seconde ba terminale kon yooyu ñun interpellé nañ ci woon ministre de l'éducation nationale nee nañ ko il faut que ñu xool est-ce que classe yooyu élèves yooyu balaa ngeen di décider comme ça de manière unilatérale dama lay passer ak lii est-ce que compétence de base yi installé nañ ko ci élèves yi donc kon ñun lu ñu soxal mooy qualité enseignement parce que enseignant mooy le premier intrant qu'il faut former et motiver boo ko former motiver ko mettre ko dans un environnement propice il va produire un enseignement de qualité te bu ñu amee enseignement de qualité ñaan élève bi mu bénéficié wu beneen mbir mi mooy am na at boo xam ne bi mu amee fraude ci bac bi ñun ñoo ko dénoncé mais loolu du xaalis du leneen parce que boo gisee ñu dénoncé ko dañu ne loolu du yoon ay xale yuy jàng ñeneen ñi bëgg a jaar ci ay njuut njaaj pour am lijaasa loolu duñ ko nangu loolu mooy wane ni ñun lu ñu soxal mooy jàngale bi beneen mbir mi contexte pandémie bu ñu ne dañuy ubbi école bi dañu ne xalaat leen santé acteurs yi élèves yi jàngale surveillants yi mais rawatina élèves yi parce que école c'est un lieu de forte concentration humaine te jàngoro bi nu muy lawee dafa gaaw moo tax ñu ne sauver ay vie humaine moo gën sauver année scolaire kon nag affaire bi du na rek élèves yi fii la ñu ne jàngalekat yi fii la ñu ne école c'est un système c'est une affaire de la communauté booy régler problème école da ngay régler lépp parce que environnement scolaire foog mu am favorable mooy infrastructure yu baax gis nañu ne fii Sénégal ay abri provisoire am nañu presque juróom-benni junni gis nañu école yoo xam ne du abri provisoire mais yàqu koo xam ne gis nga CM bu ñuy wax fële Kaolack nga xam ne plafond yi mu ngi daanu gis nañu lycée Mame Cheikh Mbaye bu Tamba beneen mbir mi mooy motivation jàngalekat bi est-ce que payoor bi baax na gis nañu tey jàngalekat bu demee examen pour ñu fay ko ay indemnité foog mu grève salaire am pour ñu fay ko for mu grève rappel boo xam ne bor bu ko nguur gi yoreel non seulement da ko koy day toog ay at balaa mu koy fay mais bu ko koy fay da koy tekk def sur imposition yoo xam ne teguñu ko ci yoon. D'accord kon daal pour en résumé monsieur Ndoye il y a beaucoup de choses yoo xamante ni xew na ci année scolaire ci année académique bii nañu fexe ba bii di ñëw ñu lijjanti ko. waaw balaa école di ubbi ñu xam na ni jàngalekat def nañu ay sacrifice parce que jàngalekat yi boo jamono yoo xam ne son public muy traité dossier yi mu ngi tëju bañ a dalal jàngalekat yi barricade wu jàngalekat yi ñu ngi ci gox-goxaan ñu ngi may wax léegi usuy Kabrous nga xam ne jàngalekat yi ñu ngi leen fay dóor di leen toroxal mu ngi taw jàngalekat yaa ngi ci centre d'examen élèves yi ngi ci centre d'examen. D'accord ñaareel bi mooy nag. waaw ci lu gaaw waaw. waaw lu ñuy wax mooy nguur gi na fexe.
lépp lu mu digaale woon ak jàngalekat yi mu respecté ko dara vacances yi lépp lu ñu war a régler ñu régler ko ba laata école di ubbiwaat ñu ngi lay gërëm Abdoulaye Ndoye bu CUSEMS Mamadou Yuri Sall ñu jeexal ak yow yéen en tant que jàngalekat fare ci université yi yan ngeen bëgg ñu lijjanti ko gaaw balaay année universitaire bi di ñëwaat. waaw li ñu bëgg ñu lijjanti ko gaaw sëñ Ngom mooy nañu fexe rek ba ni ñu moom mottale jàngu xale yi fi nekk balaa ñu bees di ñëw. ku ci nekk am na foo toll woon bi ñuy taxaw ni ñu fexe ba ñoo ñëpp ñu motal leen seen njàng ñu gaaw fi génn na xale yu bees yi am place mën a dugg noonu la njàng demee li ñu soxal mooy na ñu leen jàngal bu ñu am du lijaasa bi mu ñu soxal mais ku ne li nga war am ci njàng na nga ko am ñu doog a xayma nag li nga am est ce que doy na wala doyul. loolu moo ñu soxal loolu nag duñu ci kaw rek mi ci suuf ñëpp sëñ Ngom li ñu war a def mooy askan wi yëpp taxaw du mbiru jàngalekat man mii damay ŋañ sax syndicaliste yi ndax seen taxawaay di ñoom rek ñu ci waroon taxaw bu ñu nekkee di wax ne ay abri provisoire ay classe yu fees del di ñoom ñoo ci war a jiitu kooku parents yëpp société bi ñoo war a taxaw près ñoom ñu doog a ñëw ndax ñoom am lu leen soxal lu dul abri ay provisoire ak ay classe supérieure ndax ñoom mën nañu wax ay mbirum jàngalekat la ñuy soxla seen i payoor nañ ko na mat ay mel noonu lii nag li ñuy wax ñoom askan yëpp ko bokk nañ fexe ba xale yi nekk ci anam yu baax bu seen classe fees bu abri yi nekk abri provisoire na njàng mi doy na nekk juróom-ñeenti weer na nekk junniy waxtu yu mel noonu ñoom ñoo koy wax fii te ñëpp lañ ci war a jàppale nag loolu nag vraiment yëfu syndicat yëfu askan wi yëpp la sa yëf la yow sëñ Ngom yëfu yeneen journaliste la man la sama yëf la bu dee parent d'élève la keneen la même président loolu mooy yëfam na xale yi njàng mu doy gis nga njàng moo yore lépp sëñ Ngom nañ fexe boobu bu ñu raté dara même benn mois bu ñu ko perdre si njàng mais nañ koy jàngale pas di xayma di joxe ay lijaasa njàng laa wax jàng merci Mamadou Yuri Sall ñu ngi lay gërëm muy enseignant chercheur fale ca université Gaston Berger bu Saint-Louis gërëm it Abdoulaye Ndoye secrétaire général bu CUSEMS mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm ci teewlu bi mu doonoon xibaar yi Barthélémy Ngom doon leen ko jukkil Abdoulaye Diop ci machine bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen we leen di ànd ak programme rajo Futur Média. Savon de Marseille 100% naturel possède un pouvoir nettoyant.